valeur de correction yëg nañ ko à peine yaakaar naa ne su ma juumul war na mat ay 20 jours wala 25 jours parce que moment bi nga xam ne président day woote dialogue jour boobu la ñu wootee woon douane pour waxtaan ak acteurs yëpp transfert yi notamment ak waa INAK waa Yeesal ak yeneen organisation yeneen organisme yi li tax ñu woowoon ñu itam gannaaw loo xam ne ki suñ kaw lay dellusiwaat wax dañoo teew bu ñu koy nas ban teew itam xamal nañu ne yéen suñuy partenaire ngeen te ni mu ko waxee noonu la amee parce que amul dara lu douane def te du ci diisoo ak INAK waa Yeesal saa soo xamee ne ñoom ñi ngi def dara danañu woo ñu waxtaan ak ñoom ba déggoo ci ñoom. douane dafa laxasoo ak organisation INAK waa Yeesal ba nga xam ne vraiment ñi ngi sant seen démarche bu baax a baax a baax a baax. note bi liñ ci tënk xam nga en général liñ daan def bu fekkee ne bi importé nga sa bagage bu ñëwee da ngay dédouaner mais doo dédouaner lépp ñun commerçant yi vraiment ci ñun lañ nekk transfert yi xam nañ ko waaye niñ daan def douane danaan sëgg mu jàll rek mais conteneur bu ñëw boo xam ne da ngay dédouaner leneen li doo jël facture bi yëpp des fois forfait ngay def dañ ko aligné yi woon ci chaque conteneur bu fekkee dafa jógee tel pays mu def nangam 2 millions la il faut mu am benn tarif boo xam ne bi tarif forfaitaire la doon nekk léegi nag DG mu ne dañuy dem directement ci facture bi lépp lu nekk ci biir conteneur bi dañ koy facturer à ce moment su boobaa nag foo daan fayee ay 2 millions da nga fi fay ay 4 millions wala ay 5 millions te est-ce que bu fekkee demee na noonu da nga ci génne parce que tàmmaloon nañ seen fournisseurs yi ci tarif boo xam ne bu ñu mosaan génne ci manière boobu bu ñëwee dañ koy jaay convenablement dawaat delluwaat léegi nag bi nga xamee ne tarif boobu wax na ko keroog nee na ñu woon bu mu leen bett dana kenn mënatu ko def ku ko defit dañ bu génnee dañ ko redressé donc ngeen préparer seen membres yi waxtaan nañ ñoom transfert itam ñu wax ak ñoom la leen ngeen fexe ba su ngeen di defati déclaration ngeen déclaré lépp lu nekk ci biir conteneur bi ñun ñëpp déggandoo woon nañ ko kon lii man bettuma am na gàllankoor parce que am na ay conteneurs yu bare yu nekk port yoo xam ne depuis une semaine parce que mën naa ne benn conteneur commerçant li cëpp génn parce que tarif bi ñoom ñi ngi toog di xaar parce que jàpp nañ ne ak prix yi ñu jëndee bu fekkee liñ doon def dañ ko teree brusquement problème day am moo tax ñoom ñëpp ñu ngi toog di xaar ba xam beneen solution dana mën a am douane itam mi ngi toog di appliquer li mu waxoon te ñun mu concerné ñu parce que fekke woon nañ ko ba tey kon actuellement rupture am na douane amatul recette moment yi ñu toll nii parce que amul benn transfert boo xam ne tey mi ngi génn ay conteneur ci tarif bu bees bi ñoom douane yi ñi ngi toog di xaar ne seen kon lu mu fa yàgg-yàgg da ngeen génn ci tarif bu donc il faut mu amaat ci li ma xalaat ay waxtaanaat waaye ak lu mën a xew douane moom li mu def moo nekk ci dëgg. man mënuma su fekkee douane dafay def benn waxtaan pour changer lu doon am wala mu koy wàññi wala mu koy yokk dañuy bokk ci ñiy woo mën nañ ne membre lañ ci parce que bu leen neexoon def ko te duñu woo parce que ñun du forcément li ñuy def ñu woo ñu dañoo xam ne mbubb boo koy ñawal ni natt ko ci moom moo gën a yomb ñaw ko ba noppi dem di ko solal loolu moo tax directeur général am yeewute bu toll ni lépp lu muy def danañu woo ñun nag duñ fa dem pour jàpp douane pour lor suñuy membre loolu du suñu jikko waaye danañ fa dem nag pour lii am tey ndaxte tey su ma doon dellu ci DC danaa ko mbir mi kat ñoo ko jëlandoo ensemble mais inconvénient gis nañ ko nañ jéem a xool nu ñuy organiser waat ba yëf yi dem même bu yokk tuuti un petit peu te bañ a nekk brusquement rek loo xam ne dafay indi rupture douane duutul am recette commerçant yi duutu ñu mën a dédouaner te bientôt fu mu ne ni tabaski ñëw boo oree rek tabaski ñëw na te tous les conteneurs yi ñëwoon ci semaine bi passé ak bu ko jiitu mi ngi toog alerte amoon na mais li am mooy bi ñuy def alerte fekk na conteneur yi tëmb ci gaal gi di ñëw xam nga tey jii ku demoon di jëndi da nga xam nag naka ngay organiser à ce que bu ñëwee nga fay douane te da nga ci génn mais tous les conteneurs yi nekk ni tey xam nga boo navire bi bu fekkee dafa nekk ci biir géej gi lu néew dana dox une semaine wala mu ëpp ko mënuma wax exactement ban diire lay def mais bi ñuy appliqué tarif bi bépp conteneur bu nekk fi fekk na mu départ ci dëkk ba mu jógee donc expliqué woon nañ leen ko mais amuñu pexe mais nag actuellement ñoom ñëpp ñu ngi daw jëm si INAK waa Yeesal di wax ne suñuy conteneur mi ngi port mënuñu ko génne waxin la mën nañ ko génne mais buñ ko génnee dañ koy génne am perte te commerçant bu nekk nag bu séentoo perte moom bari cee duggul pexe mën na dina ko def yokk gi mënta ñàkk bu fekkee ne dugg na en vigueur lañ doon jaay du mën a nekk mooy damay retourner tuuti ci li may laaj noonu parce que commerçant yi certes liñ doon def jaadu comme ni nga ko waxee mais douane am na ci part de responsabilité parce que ñoom rek mënuñu ko def
te douane yi yëpp xam nañ ne traditionnellement loolu la commerçant daan def dañ ko daan bàyyi ci noonu di génne par forfait la tarif forfaitaire la mais demuñu woon ci logique gu jël ay chiffres taxé leen ci loolu nag la douane indiwaat léegi gis ne doon nañ ko def ci diir bu gudd mais mënatul am joxe benn deadline ne leen fii la 10 dana dugg en vigueur mënoo war a muus ci diggante bi ba génn conteneur yi nga am yëpp parce que yi ñëw nii xam ne moo ñëw yëpp tase port boobu départ na fa mu jógee ba noppi mais ñu xam ne commerçant bi bu mosaan ñëw déclaré wul lépp am lu mu ci làq douane bi gis na ko parce que keroog ba ñuy réunion ak DC wax na ne lenn li ki samay waa kër lañ lenn li ki seen waa kër nangul nañ ko itam waaye nag xam nga ñun du ñu man lu may suñuy waa kër ñu xamal leen ne la amoon kat tolérance boobu amatul ñun ñëpp a bokk parce que ñu woon nañ ñu wax nañ ñu nëbbutuwuñ ñu bu leen neexoon làq seen paaka ci gannaaw bu bis ñu jam ko mais dañoo toog woote woo ñu ñun ñëpp transfert ak ñun ñëpp waxtaan ak ñun dañu ngeen yee seen membres yi ne leen fii lañ jëm loolu itam bañ ñëwee def nañ communication yi wax nañ ak ñoom mais teewul pexe amul parce que ñoom fekk na yaakaar naa ne ci période bi ñu toll nii ku mu fekkoon usine wala ngay dem soo demee boo jëndee boo ñëwee da nga déclarer lépp mais ñi nga xam ne ñoo fekkoon ñu jënd seen marchandise di ñëw pexe amut àlakuli àll bu fekkee ne waxtaanuñu ak douane ñu am lu ñuy defee ndimbal ndax sax boo tegee benn loi mu dis mën nga di ko wàññi petit à petit di leen ko miinal ba ngay egg fi nga bëgg a egg mais boo tëbee brusquement rek xam nga fay na fi mu toll nii recette amatul depuis semaine bi kenn génnewul mais nag man jàpp naa ne ay waxtaanaat warta mën a ñàkk. liñ ci gën a contre ñun waa UNACOIS Yeesal mooy contrefaçon dëgg la commerçant yi loolu ci la ñuy gën a amee ay bénéfice mais kuñ ci jàpp UNACOIS Yeesal dafay dégager sa responsabilité képp ku fraude buñ la jàppee UNACOIS Yeesal dafay dégager sa responsabilité parce que ñun ay patriotes lañ te lépp loo dégg muy dem ba ñu tuddewaat ko yeesal am na lu mu àndaale ci yeesal gi te mënuñu fee nekk di revendiquer suñuy droit li nga xam ne moom la yoon di bañ suñuy membre di ko def ñu di leen cautionné tey nag mënuñu joxe benn mot d'ordre ñun UNACOIS Yeesal ne bu kenn dédouané wala ñu joxe mot d'ordre ne bu kenn importé wala bu kenn fay ay taxes loolu ñun mënuñu ko wax parce que dañu ñu boole ci bépp processus boo xam ne ñoom dañ koy def xam nga nit koo xam ne lu muy def wax ci yow dafay jafe trop nga dem ba teel la nga ne ko li ma waxoon li ma fa fekkoon kat dugg gëmatuma ko ngir jàppale say membres léegi finalement dañuy jalgati dutuñu fay parce que li ngeen ñu teg dafa dis loolu ñun daal loolu nekkul suñu jikko daal. man dama yaakaar ne solution mën naa am ci lenn parce que fi mu toll nii métti na trop ci côté yëpp comme que ñoom nag douane fa mu toog donte du am recette état moom alal jaaxalu ko ñun ñooy nekk perdant toujours kon jàpp naa ne maa ngi invité commerçant yi nga xam ne tey am nañ problème boobu. ñëpp koo ci xam ne kii jàpp nga ne UNACOIS Yeesal mën na ci sa mbir dara nga ñëw ñu jéem a xool delluwaat fa ci ñàkk pexe parce que bañ koy nas keroog fekk àlla dem na présidence ci dialogue bi man maa ngi Moustapha Tall ñoo fa nekkoon vice président fekke nañ lépp lañ fa doon def ak transfert yi parce que ñun cautionné nañ ko mais nag comme pexe amul te njaboot gi ñun ñoo ko seq man du ma am benn orgueil wala ma am benn lu ci ba nga dellu douane waxtaanaat ak ñoom te yaakaar naa ne Omar Diallo mi fa nekk nit la koo xam ne kii du nit kuy teg bras de fer nit ku baax la am naa yaakaar ni su ma delloo na ko suñu njaboot gi il faut ñu xoolaat nu ñuy def ba situation bi ñu jéggi ko xëy na duñu def forfait dañ daan def mais mën nañu wàññi droit yi tuuti mën nañ ko wàññi parce que douane droit bi bu ñu nee temps la su ko neexee ci droit bi mën na ci jouer wàññi ko tuuti pour jàppale pour fexe daal ba jàmm am loolu yaakaar naa ne su ma delloo ci Omar Diallo yaakaar na lu mën naa am. non mënuma ko seeti parce que fi mu toll nii am naa quelques membres yoo xam ne yuuxu nañ jëm si fii mais il faut nga toog ba booy dem yóbbaale couche yu bari xam situation bi nga mën ko évaluer xam fan la toll mais buñ bokkee dégg benn affaire rek nga tëb dem ci kilifa te boo demee ñàkk ci commerçant ñoo xam ne ña ngay dédouané parce que àddina noonu la parce que nekk benn pacte ci affaire dafa jafe. parce que yemuñu ay problème am na commerçant boo xam ne tey moom am na alalam bu ko neexee mu toog ba ñuy am pexe mu génne ak lu ko ca mën a fekk am na koo xam ne tey bu ko génnewul bu amee fukki fan ak juróom banque dana ko indil problème kooku buy metti ak lu mën même bu fekkee dafay jaay en perte dana jaay bu mën a fay ay banque am sinon day am problème